l'islam moom lañ nar a waxtaanal waxtaan bu yaatu ci tolluwaay réew mi alors nuyu nañ la dalal la jàmm ci plan. bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu taala ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen sant bu baax ci invitation bi di sant di gërëm ñi nga xamee ni ñëpp ñi ngi déglu ak di ñu bàyyi xel. d'accord ñu dugg ci waxtaan bi ñu gis ne fan yi quand même cadre unitaire de l'islam ñu ngi koy waxtaanee lu bëri la ko waral bokk na ci charte de non violence bi nga xam te ni bëgg ngeen yenn ci kàngam yi bokk ci wàllum politique bi ñu daal di koy xaatim ngir jàmm gën a dox ci élection yi nga xam te moom la ñu dëgmal déjà bëggoon nañu xam lan moo tax ngeen taxawal wala sax lan moo tax ngeen xaatim charte boobu noonu ngir kilifa yi daal di koy signé. d'abord yaakaar naa li am solo tamit dina baax sénégalais yi xam ne lan mooy cadre unitaire ak fu mu jógee. parce que dafa mel ni bi mbiru charte bi jógee duñu ko bari dégg. te cadre unitaire nekk na organisation boo xamee ni depuis 2016 la juddu li nga xamee ni moom mooy genèse bi mooy ñi nga xamee ni ñooy yëngatu ci mbiru xam-xam ci tarixa yi. association islamique yi dañ daan deblante di invitante ci ay manifestation ay code ay forum ci waajtaayu màggal gi ci waajtaayu gàmmu gi et cetera bi ñu gisee ne seen diggante vraiment mi ngi rafet mi ngi ratax ñu xam ne seen dajaloo boo xamee ni dina nekk dajaloo bu permanent dina amal njariñ réew mi ñu jàpp ne kon faut ñu créer benn organisation boo xamee ni moo leen di lëkkale ñoom ñëpp xamee ni day teg ay pexe yoo xamee ni day tax Sénégal gën a sax ci jàmm gën a dundal li nga xamee ni moom la ñuy wax le vivre ensemble sénégalais maanaam li ñu xamee ci àdduna bi ne dëkk bu dal la dëkku jàmm la dëkk la boo xamee ni culture de paix daf fi sax daf fi am ay racines. ñu dundal loolu. donc loolu nag. bi nga xamee ne sos nañ ko liggéey nañ lu yàgg te nit ñi dégguñu ndax mun naa ci rappeler ne peut-être première médiation bi ñu def c'était en 2016 ci benn question boo xam ne affaire voile la woon ñu dàq ay élèves yu bëri Saint-Louis. ci benn école boo xamee ni école catholique la ñu jóg dox ci wax ci ba mu dal ak yeneen yoo xamee ni mënuma ci dugg. D'accord. donc fin novembre bi ñu génnee dafa fekk ñu observer li xewoon mars daal di ciy dox tamit ndax mois de mars. bi mbir mi demee ba nga xamee ni sës na ba ñu nga xamee ni ñi ngi naan suba réew mi dina tàkk ci la ñu waxtaan ak suñuy kilifa muy xalif généraux yi ak ñi nga xamee ni ñooy seeni porte-parole ñu ne ñu nañu jóg dox jàmm ci la ñu préparé benn adresse à la nation peut-être ñenn ci yéen ñi ngi koy fàttaliku def ko grande mosquée donc jël parole bi mais avant ñuy dem ci la ñu président de la république woo mais dafa bëggoon balaa ñuy dem def déclaration ñu ñëw dajeek moom ñu dajeek moom kilifa yi waxtaan ak moom ci waaraate waaye aussi ci comprendre loo ko lan mooy maanaam place am ak place action bi mu mën a jël tey ci histoire du Sénégal ak yeneen loolu jur na ca suba sa président jël ay décisions yoo xamee ni favorable loolu nañ ci dal gi dellu si bi ñu jógee ñu dem seeti Ousmane Sonko en famille waxtaan ak moom man mën naa wax sax ne li nga xamee ni yëkkati nañ ko mooy mbiru charte nga xamee ni ci démarche préventive lañ ko teg mën naa wax ni ci Ousmane Sonko la jógee man benn baat bu doon moom laa retenir ci waxtaan bi ñu waxtaan ak moom mooy jàppale leen ñu ba bu leen bàyyeeti ba mu tàkk wala ba tollu fii ba ay nit dee ngeen door a jóg. D'accord. donc loolu moo tax bii yoon bi ñu gisee surtout te loolu tamit tontu la bu xaw a xoromu sax par rapport ak li parce que li ñuy reproché en fait li xew Ziguinchor
jafe-jafe boobu amoon diggante Doudou Ka ak Ousmane Sonko. moo tax ñu ne léegi nag def déclaration jot na parce que mbir mi ngi unniwaat loolu nag bi ñu ko defee ci jour woowu ci la ñu aussi proposé entre autres outils benn charte ne leen est-ce que du ñu def benn charte boo xam ni charte de non violence lay nekk fi ñu koy teg mooy observation bu leer bu ñu def ci ay risques yoo xamee ni ñoo gën a magati sax risque mars yi parce que bu leen fàtte ni mars amagul woon coup d'état Guinée dëkk bu ñu jegee ci diggante bi nit ñi gën nañu fee sonn prix yi yokk nañ fi ñu bari ñu ñàkkoon seen liggéey avant mars yaakaar naa ni seen jafe-jafe bu yokkul wàññeekul surtout ak Covid bi wunniwaat ak yooyu ñun leen nag contexte boobu dafa nekk contexte bu inflammable boo xamee ni loo ci def mu tàkk kon bépp taxawaay bu nit doon am même bu dee ci xëccoo la nañ ci exclure violence parce que bu violence ñëwee kenn dootul am dara ñëppay ñàkk réew may ñàkk loolu ci déclaration bi ñu def fàttali aussi ne réew mi ñi fi taxawee non violence ñoom la ñuy fàttaliku tey. d'accord mais ñu am ndam et cetera donc idée wu charte bi donc ci foofu la jógee. donc bon vraiment après dinaa dellu si xam naa ci sur la suite. d'accord ci biir charte bi bëgg nañu xam sax lan ak lan ngeen tënk ci biir parce que déjà li nga xam te ne moom moo jëm ci wàllum charte non violence bi ñi nga xam te ni ñoom ñoo nekk kilifa yi wala sax ñi nga xam te ni ñoom ñoo nekk acteur politique yi nga xam te ni ñoom la concerné ku ci nekk dégg nañ nga joxe sa position par rapport ak li nga xam te ni moom moo nekk charte bi tey ñu ngi dégg Soham Wardini ni moom daal nay adhéré ci seen charte boobu noonu mais publiquement dégg nañ Ousmane Sonko mu déclaré ouvertement que ne moom charte boobu noonu signé wu ko gis nañ ci suba si wala sax si gannaaw suba si ngeen dem si ñoom Déthié Fall ak ñoom waa Yewwi Askan Wi ñoom aussi ñu ne vraiment dogal bi Ousmane Sonko jël presque moom la ñuy partagé signé wuñu li nga xam moom mu nekk charte non violence bi nan ngeen dundee lu ni mel. waaw d'abord ñun li nga xamee ni moo am importance pour ñun du ku signé wul di am solo pour ñun mooy jàmm mooy sénégalais yi nga xamee ni ñi ngi ci réew mi ñu waxtaanee lan mooy indi jàmm. Premier objectif bu ñu atteindre mooy le fait que depuis bi ñu lancé idée wu charte bi Ousmane Sonko defal ñu publicité la waaw parce que loolu maa ngi koy tooñ ne ko war na nga ñu envoyer facture comme ça ñu fay la parce que publicité bi mu ñu defal da ko defal aussi charte bi defal ko débat wu non violence donc booba léegi réew mi yëpp mbiru violence non violence la ñuy wax parti politique yëpp di positionné wu candidat yi di positionné selon violence wala non donc non violence moom mooy fi mu ne le thème dominant de la campagne. mais position moom. position dinaa ci ñëw. voilà position tamit ni ñu ko gisee mooy position politique la maanaam ku ci nekk ci ñoom am nga nooy doxalee sa politique le fait que ñii ne ñoom dañuy indi jàmm wala boog dañuy souscrire ci charte jàmm ñenn ñi ne ñoom duñ ci souscrire. am na signification politique am na rationalité am na sax intelligence politique mais am na beneen aussi lu si laqatu leneen lu nga xam te ni ses adversaires moom la ñu utiliser tey que ne bu ñu wootee jàmm ñëpp nañ ñëw ci jàmm. yow nga ne ñëw ci jàmm ji mën nañ jàpp ne yow mii kat nitu fit na nga. waaw jàpp naa ni déjà fekkoon na ñoom ñu ko koy wut tafal étiquette nitu fitna moo tax ñun jàppoon nañ ne moom mu signé ko moo gën mais comme signé wu ko ñun jàpp nañ ne terewul mu bàyyi ñu xel. loolu quand même lu ma wax lépp. jox leen warma la wala. waaw ñàkk jox leen warma la boog laa. non du tout nag. franchement parce que xam nga réew mi ñëpp xamante nañ man mii di wax ak yow nii entourage Ousmane Sonko xam naa presque ñëpp donc moom ci boppam dañuy échanger donc du ñàkk jox warma xamante nañ sax avant donc warma bu mat sëkk jox nañu ko li nga xamee ni moom mooy posture politique boobu xam naa da ngeen koy laaj moom. lan moo nekk ca biir man xam naa ci sama analyse mais nag du loo xamee ni damay toog fii tey en tant que secrétaire général cadre bi. di ko jàng di ko c'est l'occasion nga wax moo tax aussi parce que débat boobu noonu quand même dafa constituer lu nga xam te nii mën naa dafa alimenter actualité politique bi déjà gis nga campagne électorale yi ñu tàmbali barke Dembo Ndiaye violence bi ci am nu mu bëree bëri yaa ngi dégg suñu collègue léegi di wax ay mbokki Serigne Mboup ca Kaolack ñu daal di brutaliser donc foog naa ne acteurs politiques yi aussi il est temps pour que ñu adhéré ci seen charte boobu noonu. waaw je pense que li xew fan yi ça nous donne raison ci risque yi nga xamee ne ñi ngi ko doon
ñu ngi ci doon alerté te je pense que même moom dégg naa ko bërki démb mu ne ñiy dox jàmm nañu bàyyi xel situation bi xew Ziguinchor ndax am na fa lii ak laa donc ça veut dire que ñoom ñëpp ñi ngi bàyyi xel dynamique bu violence parce que ñu non violence parce que ñun li ñu ci intéressé rek mooy loolu mooy ñu dugg ci benn dynamique boo xam ne ku nekk di nga bàyyi xel ne non violence bi amalul njariñ kenn. d'accord looloo tax d'ailleurs ñun bi ñu demee bi ñu même ak déclaration Ousmane Sonko terewul ñu dem continuer suñu démarche mooy seeti coalition yëpp. moom déclaré ba pare gisee naa waat ak moom wala seen carte. non gisewaatuñu ak moom. mais gisee nañu ak coalition li nga xamee ni coalition expliqué nañ ko ñun maanaam am na solo ci ñun. parce que li ñu expliqué mooy ñoom doxuñ ci violence. donc déjà ça c'est un premier acquis. duñu acteur violence te it pour ñoom état bi mooy surtout acteur violence ñoom loolu mooy seen argument. donc bi ñu waxee loolu ñun continuer nañ suñu dox dem seeti président de la république ni ko nag acteurs yi ñi ci ëpp ci ñi ñu dajeel nee nañu yow am nga ci responsabilité ci violence bi sa camp am nañ ci responsabilité ci violence bi en des mots très crus donc loolu bi ñu ko defee ba pare liñ ci jëlee mooy ñoom ñu jël engagement ñoom ñëpp soppi doxalin lépp loo xamee ni nekk na luy saxal jàmm ñu dox ci ba ñu tënk li nga xamee ni moom moo nekk ci charte bi. d'accord booba charte amagul. d'accord léegi ci ginnaaw gi léegi. est-ce que signé woon ko gënul woon. signé woon ko ci moment boobu charte amagul woon. ay waxtaan rek la woon boobu ay waxtaan la woon ci ginnaaw gi ci la ñu door a woo leen ñoom ñëpp ñi nga xam ne dajee woon nañu ak ñoom. ñu toog ci benn hôtel fii. yendu fa ne buñ doon bind charte tey ngeen war ci ànd lan ak lan mooy dugg ci boobu charte. d'accord léegi. loolu mooy lii. après loolu ci ginnaaw gis nañ ngeen dem ci le président Macky Sall mu dalal leen ca palais ba li leen ñoom Ousmane Sonko waxoon maanaam kii dóore ngeen téye ko muy le pouvoir Macky Sall ci boppam est-ce que bi ngeen jàkkaarloo moom wax ngeen ko ni Ousmane Sonko ak ay ñooñu nee nañ nga bàyyi dóore ki ngay dóore. nga téye ko bi laay njëkk a dellu si. d'accord parce que téye président de la République moom xam nga mënuñu ko. ñun ay facilitateurs lañ. d'accord mais bi ñu dajeek moom wax nañ ko lépp loo xamee ni jóge na ci opposition bi ak même ñoo xamee ni nekkuñu peut-être ci opposition politique mais même ay mouvement par exemple mouvement FRAPP daje nañu ak ñoom mais li ñuy wax yëpp jotal nañ ko ñu waxtaan ci échange moom tamit mu wax naka la ko gisee. lu mu ci tontu. bon li mu ci tontu mooy moom d'abord ci mbiru Barthélémy Diaz je pense que pour moment boobu lu bees la woon. mooy bi ñu ko convoqué ñëpp doon ragal. convocation yooyu jur ay mu wax ñu ne moom am na ci yoo xamee ni sax ci presse bi la koy yëgee. loolu gëm ngeen ko yéen. non ñu gëm ko ñàkk ko gëm wax nañ ko ne ko en tout cas coïncidence bu doy waar la. parce que aussi yéen ay kilifa ngeen déplacé wu nekk ci biir réew mi am xel di xalaat en tant que le président de la République l'homme le plus informé du pays mu ne dossier Khalifa nu mu tudd sax Barthélémy Diaz ci presse bi la ko déggee aussi là bu nga ko waxee est-ce que yéen quand même gëm ngeen ko. waaw mais duñ fa nekk di ko weranteeg moom li ci ëpp solo rek mooy ci ñun mooy ñu jàpp li mu wax. mais ñu wax ko ni ko loolu gisuñu ne day indi jàmm. je pense que ay kilifa lañ fa àndaloon nag man dama nekk seen secrétaire général nekk seen Baye Fall waaye kilifa yi ñu fa àndal du ñu ay kilifa yu ndaw. d'accord donc te waxtaan entre kilifa lañ fa def mënuma wax lépp mais dans tous les cas lañ ko war a wax ci dëgg lañ ko war a wax ci rappeler ko lan mooy taxawaayam ci réew mi lan moo war a nekk taxawaayam ci histoire u Sénégal ak question yu ni mel. yëpp waxtaan nañ ci ak moom. man li ma bëggoon xam moom mooy lan moo tax waxtaan bi gënoon yomb ci côté njiitu réew mi Macky Sall que côté Ousmane Sonko parce que ñoom ñi féetee ne ñu ngi wax ni dafa am loo leen takkook ñoom ba mbir mi sax jàppee que nañ ñu dil la boo xamante ni ci président lu jógee. loolu de moom xam naa ni dañ leen di bàyyeek yàlla rek ku ko wax parce que
yàlla moom xam na. en tout cas bëri na Sénégalais bëri sax jàpp nañu tax yéen ñii Macky Sall moo ne seen ginnaaw. c'est l'occasion ngeen leeral ko aussi. waaw jàpp naa ni amuñ ci lu ñu ci leeral parce que xam nga lu tax. ñun ay kilifa ñoo ñu yónni. bi ñu kilifa yi di yónni dañ ñu ne bu ñu demee bu ñu fa leb lenn ci mbiru dëgg. bañ fa demee wax nañu moom ni ñu demee ci moom avant ñuy dem ci moom nécessité wu dem ci moom mi ngi jóge ci opposition bi ak liñ ñu wax. c'est pas xam naa nag recevoir bi ñu recevoir 2 fois. loolu du jikko jamono la maanaam réew mi fi mu toll li xewoon mars. jàpp naa ni moment bi ñu doon intervenir noonu bu ñu intervenir woon. intervenir aussi auprès de l'opposition dem ci M2D ñu renoncer 3 jours yi nga xamee ni moom lañ programmé woon seen manifeste loolu yëpp dox nañ ko donc kon ñoom ñëpp jox nañ ñu cër tey opposition bi kuñ ci bëgg a recevoir daf ñuy recevoir ci saa si donc kenn ëppale wu ci sa morom moo tax question la boo xamee ni nit ñi moom mënoo leen tere interpréter. d'accord waaw parce que gis nañu ne fi mu nekk nii loo wax ci réew mi rek. nit ñi dañ koy politiser. parce que réew moo xamee ni 99% de croyants. diine yëpp jàngale jàmm nga yëkkati nga ni dañoo bëgg ñu saxal jàmm mu am ñu ko contre. réew moomu feebar la. est-ce vrai que biir QDIS dafa am ay partisans wu APR wala Benno Bokk Yaakaar comme ni ñu koy waxee. xam nga QDIS man jàpp naa ni yéen ñëpp ci ngeen bokk. xam nga lu tax parce que kuréel yi nga xamee ni ci lañ bokk. ay nit soqeekoo ci kuréel yooyu sos QDIS yéen ñëpp ci ngeen bokk. moo tax du ñàkk ñii far fii ñii am fee ñii am man su ma doon dégg te xaj na dinañ ci ñëw ci waxtaan wi liggéey yi nga xamee ni ñoom Ousmane Sonko tey ak seen génération ñu ngi koy def il y a 20 ans ñun ci lañ doon liggéey ci idée yooyu dinañ ci dellu si. suñu amoon fenn fu ñuy far en terme intellectuel en terme de mouvance ci mouvance Ousmane Sonko am na personnellement ci lay gën a nekk ci yooyu la ñuy liggéey donc dama la bëgg a expliquer rek ne la mouvement boo gis dina am ñu xaw a jege ñii am ñu xaw a jege ñii mais ñëpp dañuy summi seen mbubbu. d'accord partisan. d'accord ñëw liggéeyal réew mi. loolu moo tax a li ñu jàpp li tax seen charte bi xaw a tumuranke tuuti moo di. quand même ab feuille la bu nga xam te ni Mandione mën na ñëw bind ay chartam ñëw teg donc loolu peut-être ay fondement juridique wala lu nga xam te ni peut-être dina tax ba candidat bi wala homme politique bi am obligation respecter lu ñu ci bind amul ci seen charte boobu noonu loo si toll. waaw d'abord charte bi tumurankewul charte boo xamee ni togg nañ ko lu mat weer ak lu topp acteurs politiques yi ñi ci ëpp d'accord signé nañ ko. ñu def ci ay engagement yoo xamee ni ku ci nekk ci ñoom da nga koy jël nga signé ko. pour man loolu tumurankewul mais li tax li ñu war a leeral mooy charte bi ñetti composante la dafa am préambule buy fàttali lan moo tax a jóg charte ci contexte bii ñu nekk. am aussi engagement personnel ak engagement boo xamee ni ci coalition yi ñoo koy signé lan lañ ci engagé wu. peut-être mën nañ ko rappeler 5 points. ci lépp mi ngi tënku ci maanaam bañ a def dara loo xamee ni dina nasaxal réew mi du tere nag politique nekk choc des idées nekk choc des programmes nekk choc des projets de société. d'accord mais ku ci nekk tamit nag nga xam fii ñu toll ci réew mi nga prendre conscience ci sa rôle ci réew mi sa conscience historique. sa conscience morale nga mobiliser ko mais loolu doyul xam nga. signé ko doyul. moo tax ñu teg aussi benn instrument de monitoring muy 3e composante charte bi. maanaam mooy benn taxawaay boo xamee ni dañuy xool lii xew ci réew mi fépp foo xamee ni violence mi ngi fay waaj a ñëw. ñu dox alerte ñu def alerte. waxtaan ci ñi ngi ci war a waxtaanal. dans très peu de temps dañ toog ak ministre de l'intérieur parce que am na ci loo xamee ni ci moom la aju lu mu war a bàyyi xel. d'accord lu mu war a changer en termes de doctrine de sécurité ak yeneen yoo xamee ni bu dimbaliwul charte bi
charte bi du dem. alors constitution donc yooyu yëpp maanaam mooy troisième composante dafa am solo parce que comme ni wax après signature bi. li ñu bëgg mooy ñu am ay taxawaay. homme politique tamit ku ci nekk waxtaan ak sa mbooloo. d'accord waxtaan ak say militants. wax leen ne leen nag signé naa. fexe leen ba bu leen ma gàcceel lii ak lii te loolu gis nañ ko depuis jours yi yëpp ku nekk ngi naan man de violence bi da jóge ci man pour ñun loolu surtout moo ci ëpp solo. constitution laa doon wax léegi tey charte réew bi nga xam te ni moo ëpp doole charte moo ëpp doole lépp mu ngi fi te ñu gis ne en tout cas ci constat yi nit ñi def respecté wuñ ko dañ koy salfaañee donc nan lañ mën a respecter charte. xam nga damay dégg argument boobu surtout de la part de gens très très sérieux moo tax ma respecté ko mais bu fekkoon réew mi def constitution doy na pour lépp dox ci jàmm ndax constitution bi lépp ngi ca kon xam nga ni kon lépp dox ci jàmm def constitution doyul constitution dañ koy taxawu ci ay jëf dañ koy taxaw ci ay posture dañ koy taxawu ci nekkin dañ koy taxawu ci maanaam xel mu rafet ak xol bu baax ak générosité loolu nag dafa manqué ci réew mi moo tax pour man suñu démocratie dafa feebar parce que ñi koy incarner ñoom ci seen bopp ñi ci nekk ay vrai démocrate bariwuñu le dit ouvertement donc bu fekkee loolu am na nag ñi nga xam ne ñooy ay régulateurs dañuy war di jóg régulièrement di leen fàttali seen devoir di leen fàttali lii outil la charte bi outil la ci jëm ci loolu ku ci nekk jàjjuwaat takkuwaat xool signé waat lu bees par rapport ak parce que charte bi wax na ci biiru constitution bi ne nañu gën a respecter constitution bi nañu gën a respecter tel ak tel ci constitution bi d'accord kon day mottali réew mi ci tolluwaay bi mu toll pour que nit ñi gën a bàyyiwaat xel yenn yi loolu moom mooy loolu charte bi du loo xam ne day inscrire comme charte comme constitution par exemple nga xamee ni référendum moo koy dindi xam nga lii du instrument wu loolu instrument wu nation état bi la lii nag ay kuréel yu jóg la xam seen rôle wax ak ñi nga xamee ne ñooy askan bi wax ak kilifa diine yi wax ak homme politique yi door ko bi ngeen càmbaree xool violence bi ci réew mi ba jugé nécessaire que war ngeen teg ab charte maanaam kan ngeen gis ne moom mooy andi violence ci biir réew mi ñan ñoo andi violence bi xam nga loolu moom yaakaar naa ni kenn mënul ne diw mooy indi violence mais fan lay gën a jógee en quelque sorte man loolu nag mënuma ko xam nga man chercheur la sama police joxoon statistique ma mën ko jàngat mais diw mooy indi violence diw indiwul violence loolu xam nga du ma ci dugg yooyu man bëgg naa xam sànq dafa wax lu jëm ci constitution bi ak li ñu tënk ci charte bi mais am na ñu bokkoon ci yéen AIS dañoo génn ci kuréel gi parce que ñoom ba ñu toogee fii am na lu ñu wax amul raison woon sax ñu teg charte bi amul sens sax lañ jàpp amul pertinence ndax lépp lu ñu tënk ci constitution bi moo ngi ci charte bi comme ni ñu ko waxee et puis ñoom am na lu ñu déplorer également ci seen biir kuréel boobu ndax jàpp nañ ni da ngeen ko petoo daal waxtaan wi defoo leen ko ni ngeen ko war a defee ba ñoom ci ay groupe WhatsApp la ñu yëgee yenn yi ba mu am ay frustration ci biir loolu nan nga ciy tontu. di nuyu sëñ Maam Cheikh Mbacke Khadim Awa Ba sama sëriñ bu baax waaye rek di wax ne du ma ci tontu parce que jaru ko li taxoon ñu ànd ñoo ngi ci maanaam mooy fexe jàmm ji gën a sax ci réew mi diggante kuréelu diine yi diggante askan wi en général mi ngi ci wetam di ko liggéey ñëwoon na ci biir cadre bi suspendre na ay activité am jàpp naa ne bu xelam dellu see dina dellu si ndax noonu ngeen ko defee pas du tout waxtaan yi yaatuwul woon da ngeen ko tënk ci diggante ñaari nit ak ñett non pas du tout d'accord alors ñu ngi jëm ci élection le 23 janvier ndax gis ngeen ni fitna gi nga xam te moo amoon ci jamonoy mars nga wax ne xawaatoon na sax cof réew mi ndax mun nañu xalaat njorto ni bu ñu signewul mbir mi dinañ dem delluwaat ci lu ni mel wala lu ko ëpp. déedéet man rafet naa njort ci ne même li xewoon mars même bu ñu deful woon charte ñoom acteurs politiques yëpp xam nañ ne jege woon nañu gouffre bi te ku ci nekk tamit am nga responsabilité
am nga responsabilité par rapport ak réew mi am nga responsabilité par rapport ak sa famille am nga responsabilité par rapport ak li nga xamee ni nii mooy say militant. d'accord loolu déjà coup de frein la woon ñoom ñëpp dañoo nangu woon booba ñu freiné leen ku ci nekk ni siiw ñu ne la lii de ak lii ak lii ak lii moo nar a xew ci réew mi freiné nga freiné. une dernière question pour man loolu moom la ñu moom la ñu maanaam suqali rek. d'accord quelques mois après dafa mel ni dañ ko commencé woon di fàtte. moo tax ci biir déclaration bi ñu defoon ñu fàttali président Macky Sall le 8 mars la mu waxoon ba muy def discours à la nation. ne wax dëgg man dootuma maanaam nañu moytu confrontation boo xam ne day conduire au pire. Quelques jours après coalition M2D dem ba Bignona signé fa ñoom tamit charte bu mel nii. ñu fàttali leen ko ni leen même charte bi nga xamee ni mooy charte Bignona bi am na lu ngeen ci def loo xamee ni ñun jëlaat nañ ko sax defaat ko suñu charte. d'accord wala suñu proposition de charte. votre position très rapidement ci wàllu góor jigéen bi ñu nga xam te ni waa sàmm jikko yi bëgg nañ ko criminaliser. waaw loolu nekk na question boo xamee ni xam naa dina jafe ñu aborder ko de manière aussi courte. waxtu wi moo ñu xaw a xoj mais li am solo rek mooy man dund naa France. quelques années. bi mbir mi di ñëw France ñoom it jaaxaloon na leen mais gis naa nit nekk sama xarit nekk jigéen quelques années après mu nekk góor. amatul attribut wu jigéen ci lenn ba baat bi soppeeku su ma ko jëkkee jot téléphone dama jaaxle moom mu ree donc pour wax la ne phénomène bu comme marque oto yi rek. transgenre la quoi. bu wàcc France. bu yeboo nga xaar ko Sénégal. moo tax li waa ànd sàmm jikko yi def. man personnellement dama ci ànd cadre unitaire da ci ànd. jàpp ci parce que dañoo li ñu gis mooy agenda LGBT. lu yaatu la. loo xamee ni mi ngi ci yoon wi. lenn li yegsi na ci réew mi leneen li mi ngi ci yoon wi di ñëw. donc d'après vous c'est la France qui nous moom moo ñuy. non en général soo koy wax da nga naan c'est plutôt la culture occidentale. d'accord moo ñuy envahir. d'accord te dafa bokk ci ñoom fi mu nekk nii loolu. nouvel ordre mondial bi ñuy waaw loolu dafa bokk ci ñoom. bokkoon na ci ñoom ci askan wi nii. mais léegi seen ay institution politique dañ koy porter comme agenda seen institution culturelle di ko porter comme agenda jëmale ko suñu réew yi léegi nag comme ñun ay consommateurs rek la ñu mos di nekk li ñuy ragal comme lii waa ànd sàmm jikko yi bu ñu ko deful ba jéem a def benn ñàkk bu rëy pour baare ko loolu day sax ci réew dàq nañ projet bi waaw mais même dàq bi pour man dàqantu la te moom laa lay wax politique lépp baaxul question bu mel noonu mu nekk question sociétale bu ñëwee dañu war a fàtte par fii la far député yi la ko jox ko député yi ñii fii dañ far ñëw dañ ko war a fàtte dañ ko war a xool contenu bi lan moo ci nekk yóbbu ko ci assemblée nationale bu yaatu bi ñu waxtaane ko li nga xamee ni moom la ci réew mi di war a def ñëpp ñu xam ko bu fekkee nag kii jiite réew mi dem na ba waa assemblée daal di ne lii la ñu bëgg moom mu bañ ko def bu boobaa réew mi xam ne président moom lii ak kon àndoo ci dàq bi ñu ko dàq en quelque sorte ànduma ci et très rapidement yéen seen position par rapport à l'avortement médicalisé. waaw avortement médicalisé def nañ ci sax séminaire bu yàggul pour définir de manière scientifique lan la ci l'islam tëral en rapport ak li ci xam-xamu médecine génne donc conclusion yaa ngi fi mais li ci ëpp solo rek mooy ni nga xamee nii noonu lañ koy basé ci ay protocole de Maputo nga xamee ni ay réewu àdduna bi yëpp ñoo booloo signé ko ñun ànduñu ci loolu ñu ànd mooy ñu seet suñu réew nitu diine yi ñu doon naka lañ koy tëralee suñu ni ko nga xamee ni noonu la ko suñu borom valeur yi charte bi ñan ñoo jotu signé bu leen laajaat dégg ngeen. ñan ñoo jotu signé parce que commencé ngeen fi mu toll nii Benno Bokk Yaakaar buntu bi donc ak madame mooy maire Soham
Soham gëm sa bopp bokk gis-gis mouvement FRAPP signé na am na aussi ay kuréel yoo xamee ni même ci Yewwi Askan Wi lañ bokk comme Jéngu Boubacar Camara ñooñu signé nañu am na kuréel yeneen yoo xamee ni ay kuréelu sociaux lañ non mais ay comme ni ñu ko tuddee charte de non violence des acteurs politiques et sociaux. D'accord. Donc am na ci acteurs yoo xamee ni sax politique wu li nga lim ni bëriwul de ci parti politique. dañoo lancé bul fàtte démb dañoo lancé signature yi. ñooñu démb lañ signé. ñooñu démb lañ signé. D'accord. Mais donc fii ak semaine bi yëpp ñeneen dinañ signé candidats yi nekk au niveau local dinañ signé. ñeneen ak ñeneen. ñu bañ di ngeen demaat si ñoom. ñu bañ seet ñu ëpp mais li ëpp solo du signé bi. topp signé bi. jëfee ko daal. topp yoon yi nga xam ne moom la ñu teg pour que violence bañ a am loolu moo ci ëpp solo. jërëjëf sëñ bi Guèye maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal ma ñoon ci gan gu am solo bi ak waxtaan bi dañuy daal di accueillir général Kairé mu ñëw di taxaw sama wet moom mooy surprise bi ma leen doon wax sànq donc général Kairé taxaw sama wet le temps ma nuyu Massayer Bey Sadekh Ndiaye nuyu ki nga xamante ni moom mooy Thierno Mballo maa ngi leen di nuyu bu baax a baax gars yi ci ànd bi nga xamante ne nii ànd ngeen ko ñun général ñëw na ci man donc général mu ngi nii sama wet général dama lay jox siège bi nga toog tey. merci beaucoup gan waaw yaru. gan ganale. merci beaucoup toogal na. commentaire mun naa tontu. non yii bul laal. yow ku la tontuloo. engagé ba tey. waaw gan bu yow yii bul laal. damaa xam ni dafa man ay tontu dafa maa neex moo tax lu ma gisee dama kaa war a tontu pour man. ok léegi nuyoo lañ gars yi ñuy seetaan. waaw am man bu may nuyoo dama naan maa njaate jaan gàmm loxo du ko dindi rëkk rey na signal waaye loxo muñu ko ku bëgg a yóotu ndëggu day dëgër ku bëgg a ràbb tàlli ku bëgg la duma da ngay tooñ ko la man la siré sa jéey Dakar sa béngal gajaaga mbaw si ndax ndóor war waraan ture borom ngeen boobu léegi mun na tëb waaye fa muy dal moo koy jaaxal nee naa la bukki ba dafay guddee sa daa làqatu te ku bëgg a xetoo golo da ngay jàng yéeg bu mun ko lëngër boo réeree seet ko kër fàtt fa la dëkk te bolom fetal ku ko albal saa yi jamee sédd la nee naa la course melentaan bu si naar bu góor bokkee bu pënd ba jógee du ko jaaxal. bu mu tàggoo de nuyoo rek la. yow nuyoo xam nga ñu doo nekk nit ñoo xamante nekkul nit ñi rek ñoo ñuy bàyyi xel. waaw ñun dañoo nekk ay nit ñoo xamante nekkul nit ñi kase ñoo ñuy bàyyi xel. rab yeeg. bëy yeeg waaw mbott yeeg golo yeeg ñëpp dañuy bàyyi xel kon day jaadu. waaw di nuyu tamit suñu invité bi tamit bu baax a baax di ko jaajëfal moom it parce que gis nañ kàddu yi mu ngi rafetlu la te ku ne xam ne temps daa cher la invité nga bàyyi lépp ñëw ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax booy Aïcha maa ngi lay nuyu Aïda maa ngi lay nuyu bu baax a baax bàyyi nga am jàmm Mandione maa ngi lay nuyu amee si loo ne maa ngi ci jàmm alhamdulilah léegi général waaw tey nga war a door li nga xamante ni moom mooy Coupe d'Afrique bi war cee ànd ak sénégalais yi fii ci Sénégal. waaw tey lan lañ mën a xaar à partir de midi. wax feeñ laa ko tuddee waaye en tout cas daal Ahmed ak général Kairé tey dina mel ni sombi lem buñ sotti saako suukar ñu jabet di ko xëccoo pour wax la dina metti tënkal la ko def moom drapeau sa nit ba drapeau la li nga def sa lex bi nii drapeau. non étoile bi moo effacé wu yaa ngi Mali. dégg nga li woon moo la dal. waaw étoile moo deñ moo deñ Mali nga dugg. mais Sénégal lay support dégg nga xaal su ma génnaat dama ci def étoile dégg nga am c'est que da nga ko defar sànq moom defal nu ko étoile ma yéene ko lu naan yéene néeg la borom a tey fanaan moo ma dal dégg nga amee mais bu ma jógee léegi naa defaat étoile bu mag waaw. donc laataa ñuy dem ci anniversaire yi. damay lay laajaat beneen laaj rek. mooy tey ma poobar la rek aywa. d'accord ay léegi bàyyi ma suukar ko war a bàyyi ma suukar la benn suukar tey jii CAN bi tey lañ koy door fii ci Sénégal war cee ànd ak yow gannaaw door nañ ko lu yàgg à partir de midi mais ñi nga xamante ni dañuy ñëw ci fan zone bi waaw lan nga leen réserver loolu rek laataa may dem ci anniversaire yi gaaw parce que waxtu mooy kuy ñëw waaw na nga socc ba nice te xam ne da nga nar reetaan ba ñaq yi toog du ma baale parce que waxoon naa ne sama objectif rey nit la waaw non violence. war nga signé de gisoo drapeau bi. ah non violence. waaw xaar après ma war nga waxtaan signé waaw. xaar après ma waxtaan ak samay njaatige mais loolu laa leen waxoon de waaw. xam nga dañuy ree ba dee wala. xanaa xamoo ni sax xam nga keroog maa ngi koy wax si benn émission ma ne am na ñoo xamante ne bëgg nañ dund mbëggeel mais dañoo ëppal.
Ibou Touré la tudd sama xarit la daa doxaan gel bi si 3 mois ay jàngal na si gel bi dawal utal na si gel bi permis may na gel bi oto gel bi récupéré permis bi récupéré oto bi bàyyi Ibou Touré booba léegi Ibou oto école la nga koy wooy dégg nga oto école day wuy de amul pexe. oto école 3 mois nga fay def moom mu doxaan 3 mois yi may loolu lépp gel bi récupéré lépp bàyyi ko ñu koy tuddee oto école. merci beaucoup merci beaucoup ki mooy général Kairé à partir d'aujourd'hui da ngeen di ànd ak moom ci li nga xamante ne nii moom mooy Coupe d'Afrique des Nations ci fan zone bi nga xam ne Seneweb moo koy organisé. ànd ceeg borom xam-xam yi nga xamante ni seen xam-xam dafa màcc ci football ñoom Pa Omar Keita ñoom Pagaye ak yenn coach yi nga xam ne ñoo nekk ci club yi ak anciens internationaux yi. match yu mag yëpp ci Coupe d'Afrique bi di ngeen ànd ak général Kairé donc mu ñëw ci ak waxtaan woo xamante ne nii dañuy ree ba dee. du yomb ba tas dañuy ree ba du dee. yomb léegi damay ànd ak Laye Fall ñu daal di xool anniversaire yi laay daal di yëkkati jotaay bi su fekkee noppi nga rek nga jox ma photo anniversaire bi ci njëkk ndax nu mu tudd sax Omar Omar la di rakk ci Magnon Aïdara donc photo mu ngi ci régie bi ñu daal di ànd ak moom souhaité ko joyeux anniversaire moom mu ngi nii gis nga ko il est beau il est gentil général souhaité ko joyeux anniversaire. waaw Omar maa ngi koy ñaanal mu gudd fan ba xëy di woo yàlla naa ko rey ma sama dund gi doy na loo bëggate nag. yow docteur Guèye du ngeen mën a jóg. loolu daal doy gudd fan ba xëy naan yàlla rey ma doy na sama dund gi doy na. waaw moo tax ma ñaanal ko loolu guddal fan rek yow booy. Aïcha Omar guddal fan yàlla nga yàlla sàmm la ba nga màgg tekki jariñ waajur yi de la part de toute l'équipe de Seneweb ak waa bët set yëpp ñu ngi lay souhaiter joyeux anniversaire Omar. bu ñu jógee ci Omar dañuy dem ci Jatu moom tey la anniversaire am Jatu di ko souhaiter joyeux anniversaire Laye Fall. Jatu moom waa kër gi la donc waa kër gi yëpp ñoo ànd maase di ko souhaiter joyeux anniversaire. C'est de la part de toute l'équipe de bët set ak chauffeurs yi ñëpp. ñu ngi lay souhaiter joyeux anniversaire di kontaan ci sa bés bi yow tamit Jatu yàlla na la yàlla sàmm. amiin defal la mag mu am ñam. amiin bàyyi la ak sama waa ji. ngeen am njaboot gu barkeel. njaboot goo xam ne dañuy nekk ay milliardaires l'islam. amiin waay Jatu da nga kaa bëgg a souhaiter joyeux waaw xanaa wax ko ni ku ne sa bisu juddu mooy sa bisu anniversaire jëndal sa gâteau taal say sondeel ñu ëffal la ko wayal de joyeux anniversaire ba déwénati. waaw dafa déwénati woon na d'accord yoon la ci at mi. d'accord merci beaucoup. soo gis ko anniversaire ñaari yoon si année bi mu am. am nañu ko doon def. déedéet loolu bàyyi na ko gars yi ban leen ràññee dañ koo bàyyi. booy dañuy dem ci Facebook. créer seen compte. def ci date d'anniversaire. bu passé ñu changé waat ko. Facebook da koy annoncé seen xarit. bu ñu amee parang bu bees. voilà noonu la ñuy def surtout moodu yi booy xaw nañ leen ci mais sama papa nag bëgg naa ko ma waxtaanal moom ne mu bàyyi di fêter anniversaire am na ay sët léegi. mais chaque anniversaire am day jënd gâteau taal ay sondeel ñu koy woowee joyeux anniversaire te mag la dégg nga sama papa am na ay 111 ans yooyu noonu. ñoom docteur Guèye nañ dem seeti ko. waaw foofu faaw père docteur Guèye maa la ko ñaan ngir yàlla war a suuli bi man maa ngi indi sama oto taal ko nga yab la si nga waxtaan sama papa lu ko neex lay def. lii nag jaaxal nañu ñun waa carte unitaire parce que léegi lu jóg. ñu ne ñu est-ce que carte unitaire du ci wax. yéen a fi teewal askan bi moo tax. ñu ngi commencé jaaxle nag. merci beaucoup di jaajëfal docteur bu baax a baax ci wuy si bi damay bàyyi Magnon mu tàggatoo laata may jox Aïda Mbène ak nu mu tudd sax Aïcha ak docteur Guèye. alors Ahmed di souhaiter un joyeux anniversaire rek à mon frère Ahmed Omar donc mi nga xam te nii mère bi dafa judd rek mère bi dama yow laa ko dénk donc di ko wax mu dund lu bëree bëri di ko ñaanal fan wu gudd ak wér ba li mu bëgg ci àddunaam moo ko xam yàlla defal ko yàlla def ko moom mu am ñoom. merci beaucoup Aïda Mbène ci tàggatoo bi. waaw ba ngoon incha allah. di nga ñëw ci fan zone bi. waaw incha allah di leen joxaat kon rendez-vous rek ba semaine prochaine lundi incha allah ñu yeggaliwaat liggéey bi. Aïcha merci beaucoup Aïda Mbène Niass ba lundi incha allah Aïcha. Voilà Ahmed, c'est toujours un plaisir de partager le plateau avec vous également di remercier docteur bu baax ci invitation bi di wax Kairé bienvenue général moom ay commandante la fi fekk donc mu ngi noonu yàlla baax na waaw dinaa si wax sama ñàkk bi dinaa si wax. on vous souhaite une excellente journée et ndam rek incha allah comme ni ñu ko waxee woon keroog ci kanam tuuti ñu fêté suñu ndam ci kaw Guinée 1-0 wala 2-0 rek ñu may leen ko on vous dit excellent week-end.
à vous. Bye bye. ayca merci beaucoup docteur ñu ngi lay jaajëfal di kontaan bu baax a baax ci wuy si bi nga ñëw wuy si ko Seneweb. jërëjëf waaw ñu nit bëgg nañ di ñaanal Lions yi ñu gagné. suñu contribution mooy charte bi. bu jàmm amee ci réew mi xol yi booloo. jàpp naa ni Sénégal dina am ndam. yal nañ ko yàlla defal waaye di woo ñëpp rek ñu jëmmal li nga xamee ni def nañ ko muy charte bi. ñi ko signé wul citoyen yëpp nañ ko approprié wu. xam ni ci ñoom la jàmm ji di jóge ci ñoom la jàmm ji di dellu ñun moomuñu jàmm ji. kon nag na ci ñëpp jàpp incha allah. jërëjëf merci beaucoup di jaajëfal RN collection bu baax a baax moom mi nga xam ne moo jënd ci Lacoste yi. nekk fële nga xamante ni moom mooy jëppal wetu police bi nekk ci allée Serigne Babacar Sy bi RN collection. di 77 da nga def 761 25 91. beneen numéro bi nga def 76 def 189 25 91. boo ko woowee jot ko. boo leen neexee ngeen dem ci www.rncollection.com man ngeen def foofu seen commande aussi application bi. mu ngi actuellement ci plateforme yi ngeen ko mën a télécharger yëpp iOS la iOS moo tax mënuma wax application téléchargement yi donc iOS ak yeneen yëpp yi ngeen ko mën a télécharger bu ngeen demee RN collection ngeen di def di ngeen ko télécharger gaaw na oyof na du feesal seen téléphone. te mën ngeen ci commander lépp lu ngeen bëgg parce que via application bi soo commandé dara. muy maillot Sénégal muy Lacoste wala nga gis chemise bu rafet biir RN collection matériel électroménager wala kaki bu la neex soo ko commandé doo fay dara ci livraison bi mais su fekkee da nga dem ci 3W da ngay fay livraison bi moo tax am application bi di ngëneel ci ñëpp. soo wootee ci téléphone bi aussi da ngay fay livraison bi donc dem leen télécharger application bi di am nouveauté yi nga xam ne ñoom ñoo jënd produit yu bees yi dinañ leen ko jox en temps réel. ba pare lu ngeen commandé ñu indil la ko ba sa kër te doo fay dara man ngeen woote ci 77 pour plus d'information. nga ne. da ngay def 77 nga def 761